préfet bu Dagana daal dina installé niki tey kii di Cheikh Gaye mi nga xamante ni moom la waa askanu bokkal daal di falaat ci bopp mairie bi loolu nag mu ngi am rek gannaaw bu commission bu yore lépp lu jëm ci wàllu vote bi foofu ci département bu Dagana daal di biral seeni résultat ci biir loolu nag préfet bi daal di addu mu ngi koy installé. Suite à la proclamation des résultats du scrutin du 23 janvier 2021 par la commission départementale recensement des votes et conformément au code général des collectivités territoriales et du code électoral, je vous installe dans vos fonctions de maire de la commune de Bokhol. na ku nekk jàpp ne ni matut moromam moo ko war a mottali parce que mat yàlla dong la nañu jàpp ni lépp luñ fi defoon tey xeeb nañ ko parce que bu ñu woon xoolee ci li fi nekkoon di xëccoo ak ñun nañu jàpp ni ñooñu xeeb nañu liñ fi def te comme que xeeb nañ liñ fi def te ñun ñëpp ñoo bokk gox bi nañu jéem a def lu raw wala lu ëpp liñ fi defoon en tout cas beneen exemple bi gën a rafet bi nekk tey ci suñu kanam te kenn umpalewu ko mooy exemple bi ñu Lions yi jox bërki démb le président de la République tàllal loxoom njabootam yépp opposition comme mouvance vraiment dara gënu ko rafet pour wane rek ne ni Sénégal noonu la tëddee te Bokhol dañuy jàpp ni c'est le Sénégal en miniature loolu ñu def au niveau supra mën nañ ko def fii en tout cas dañuy profiter rek ñaanal leen yàlla yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla yombalal liggéey administration dana leen gunge dana leen conseiller taxaw fa mu war a taxaw te di leen ñaanit ñu nit ñu soppi jikko yi mi ngi tàmbalee encore ma wax ko pour fii ñëpp dégg ko mi ngi tàmbalee ci assiduité ak ponctualité ñu woo la waxtu nga ñëw waxtu yéen ñi ñu fi tabb maire bi wax na ko gënu leen ñi leen tabb tant que mënu leen am esprit de dépassement ak sacrifice maanaam bàyyi seeni soxla pour ñëw doxal ñooñu seeni soxla jàpp leen ni ñooñu ñoo leen gën daf leen di jaral bés bu ñu wootee ngeen bàyyi seen soxla ñëw ngir taxaw soxla ñooñu mooy ponctualité ak assurance en tout cas yal na leen yàlla jàppale yal na yàlla defar lépp ba ñu bokk ci commune yi gën a féete kaw ci Sénégal. ci boobee daje nag ñetti conseillers yi nga xamante ni tabb nañ leen ñoom it daal di nañ ñëwaat bu baax a baax ci lu leen di xaar. ndax tey lan moo ñu war ñun ñëpp ñu bokk nekk benn bokk ndey bokk baay du ñuy wax ni bu ñu xasee ñu fal nu ba ñu pare amatul parti amatul couleuru parti. lan la am nun ña boole ko bëgg liggéey pour jëmale commune bi kanam ndax bu ñu boolewul sunu doole c'est peu compétence yi nekk nu jëlee ko liggéey loo leen vraiment daanu am mbetteel ci askan bi pour nu bañ am mbetteel ci askan bi nag il faut nu associer ñëpp bokk liggéey bi bokk ndey bokk baay képp ku nekk lu nga yeyoo ñu jox la ko nga taxaw ci liggéey ko ba askan bi am satisfaction ci ñun. ñu ñaan yàlla nag mandat bii di ñëw. yàlla na dàq bii passé ndax bii di ñëw mandat bu difficile da fekk jamono bi bu bare coono da fekk jamono bu bouleversé wu donc ñuy ñaan rek ñëpp nu joxante loxo nekk benn couleur bi mooy le développement de la commune de Bokhol. waaye nag Alaaji daf nu yar si loolu Alaaji jàmm rek la bëgg par Ousmane ñëw fekk ko si ak Moussa Fall waaye maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp jigéen ñi nag wax dëgg yàlla seen maama ngi seen yaaya ngi seen mbokk ngi bëgg naa nu jàppoo amul parti bi wallahi yàlla laa ko seedeel tàllal naa ñëpp loxo nunu toog di waxtaan te lépp la nga xam ni commune Bokhol yaakaar nag si ñun yal na ko yàlla def yal nañu si am ndam lu ëpp luñ si seenu woon maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ñaanal ñëpp
wasalaam. te ngeen xam ni tey fekkeen bëgg nañu liggéey bu baax opposition jeex na ñi fi nekk yëpp di nekk membre conseil municipal ci 46 yi amatul opposition lanu nekk bokk ndey bokk baay amul werante amul juuyoo ku indi xalaat bu baax ñu jàppako nun yëpp ñu tekk ci taabal bi bokk ànd ak liggéey ku indi xalaat bu baaxul muy man di keneen yëpp ngeen corriger ka waxtaan ak moom jubbanti ba ñu indi xalaat bu baax li passé na lu baax ku nekk bëgg na ko bu demee ba ñu wut nag ba am ko yàlla def ci loxoom taxul keneen ki nekk yaafus ndax loolu yàlla dogal nag balaa ñu wut kon na ngeen nekk benn say bañ xiiroo bañ ŋaayoo ku am xalaat bu baax na nga ko indi ku am mbokk bu baax te yore xam-xamam war a indi na ko indi ñu indi ko ci mbool mi liggéeyoo ko. ci biir loolu nag moom Cheikh Gaye moom it daal dina ci addu daal di tam dankaaf mboolem ñi nga xamante ni ay conseillers am lañu nañ daal di ànd ak ab pas-pas ngir rek daal di nangul waaye tam daal di jëfe mboolem jafe-jafe yoo xam ne askan wi ñi nga xamante ni ñoo leen tànn ñu mën leen nekkal ci mairie bi saa su ne. li may commencer rek mooy di leen ñaax parce que conseiller municipal am na noo ko doon xàmmee sax bu ñu la nee jëlal da ngaa bañ man arrivé na ma 2002 ma nekk secrétaire général section Bokhol war a organiser élection locale ma laaj conseiller et puis gis conseiller coono yu ñu daj ma ne ma daal bugguma conseiller ñu ni ma loolu noonu la ma ne nekk ma leen bugguma conseiller ba noonu laa sànnee conseil bi def naa ay Fall ak Olégué ak Mbay Kobar lu ñu joxoon man ma retiré bañ nekk conseil xëy na boo nekkee ci mbir nag di nga dem bu mu yàgg même soo ko buggulee ñi nga xamante ni ñoom nga àndal duñ la ko may ñu ne ma c'est pas possible 2009 foog nga dugg foog nga mel nii foog nga laaj li foog nga laaj li pour rek wane ni conseil municipal coonoom moo ëpp ay noflaayam ñu xarab ko moo gën a yomb ñu félicité ko loolu il faut ngeen bàyyi ci xel jàpp ku nekk na jàpp ni tey dugg naa ci yoon wu metti dugg naa ci liggéey bu diis parce que xam nga liggéeyal sa bopp dafa yomb boo yore sa entreprise wala nga yore sa activité wala ngay jàngal di wàcc sa kër loolu yomb na lool mais liggéeyal askan bu toll nii yombul kon conseil bu nekk na jàpp ni li xew ci conseil municipal mooy lu baax yàlla moo ko indi lu bon conseil bee ko yàq moo xam ne conseil bu mu mën a bokk coalition boo mën a bokk jàppal ni ubbil sa nopp dégg ni conseil yi ñoo ko yàq wala conseil yi ñoo def li wala conseil yi ñoo sàcc wala conseil yi ñoo def lu ñu war a def loolu ni ngeen ko bàyyi xel bu baax mais loolu lépp benn baat wala benn taxawaay moo koy garder muy ban muy dëggu lépp lu ñu def nuñ ko def ci dëgg lépp lu ñu ko def nuñ ko def ci loi yeeg texte yi li mu wax loolu suñ ko defee même su fekkee ñi xamul ne ci biti di coow yàq nañu def nañu nii def nañu nii fu muy mujjee mooy dellu si rek ni xamuñu ci woon dara wala boog foo dem ñu la kooku li mu def mi ngi ci yoon loolu moom rek moo koy garder kon ñi ngi ñaax conseil yi man yaakaar naa ni en tant que maire ku tuuti la wala ku loof la ci yore commune bu toll ni commune Bokhol suñ ko mënee yore rek c'est parce que du ñu am ay conseils yi nga xam ne du ñu taxaw pour liggéey mais du ñu am population aussi bu comprendre suñu mission mën ñu ci jàppale bu ñu mën a def ay résultats. kon en commençant par les conseillers municipaux esprit boobu ni ngeen ko xam ni yéen a représenté maire fu ngeen nekk yéen a fa représenté maire li maire bi war a liggéey bu leen ko ci xaar nem seen prérogative la ndax les 9 compétences transférées yi xëy na ci kanam tuuti dinañu am yaay yeneen daje pour les commissions ak même cahier de charge des commissions lan lañ ci bëgg ñu mën ko taxawee ak même les compétences non transférées yoo xam ne dafa nekk suñuy préoccupation yoo xam ni mënuñu ci bañ dugal suñu loxo yooyu yëpp tey dafa nekk loo xam ne war nañ ci def ay lël ndax yaakaar naa ni tey jii PDC bi nga xamante moom la ARD war a jëkk élaborer ci département bu Bokhol la war a doon parce que proposé nañ ma ko en 2019 ma leen man PDC wu 2 ans du ma ko jël
parce que bu ngeen defee benn programme boo xam ne quinquennal la nga jox ma ko pour 2 ans kooku doo xam sax loo ci bëgg a def parce que mën nga def aussi mën nga cuqati mën nga jël lu war a nekk 5e année nga indi ko parce que moo la soxal. kon donc loolu conseil yi dinañ ci ànd ñu élaborer ko ensemble mu nekk benn programme de 5 ans boo xam ne duñ koy dérouler commission bu nekk bi nga xam ne dafa am lu la ci war bu fekkee rek comme li waa ji doon wax léegi man naar yaa ngi dama bëgg liggéeyal askan wi dama bëgg nekk lii dama bëgg lekk lii ñi nekk tey conseil yëpp yàlla dogal na yàlla may na leen opportunité wala may na leen bunt li ñu bëgg liggéey ñu liggéeyal ko askan wi parce que loolu nga bokk ci commission nga bañ bokk ci commission nga nekk conseil municipal soo gisee benn programme boo xam bi gis nga ni dafay jariñ sa kii yow sa bopp mën nga def indi ko fii ñu defal la délégation nga dem toppatoo ji ko indi ko loolu bu ci sa xel xaar ay maire ak adjoint ak président commission conseil bu nekk dafa am devoiru loolu même su fekkee population lambda bi ñooy gis ay projet dem indi commune bi jëfandikoo ko mu rawati beneen conseil wala ñi nga xam ne duñu bokk ci bureau bi. Mamadou Sow ma remercier la ñoo àndoon ci liggéey bi sànq xëy na mënu mu ci woon yegg ma ni li ñu bëgg a def war na mën a yomb parce que 2014 Mamadou Sow mi lu ñu jëloon mu nekk 2e adjoint ñu ànd pendant 5 ans li ñu doon défendre ñoo ko doon défendre ensemble li ñu doon nangu ñoo ko doon nangandoo ensemble ba bu muy jël yoonu boppam dem ñu ne tam ñu jël yoon boobu te loolu c'est normal politique bu jotee kenn ku nekk da nga am choix wu jël yoon bi nga bëgg jël mais li mag ñi doon ñaan ak candidat yëpp fépp fu ñu dem def naa li ñuy jiital ci ñaan mooy duñ naan ñi gën ci bokkal yenn leen yàlla fal ñi gën ci liste bu nekk cuqati na fa ñi xëy na ñi mu cuqati noonu fu nekk mu cuqati fa ñooñu tey ñoo gën ci bokkal kon ñu ngi koy nangu di sant yàlla di am ci yéen confiance di vraiment beesal suñu cofeel ci kenn ku nekk ci yéen bureau municipal bi bureau municipal la tudd conseil municipal bokkaluñ tudd nekkatuñu ci dynamique gu kii fii la bokk wala fële la bokk mais tey conseil bu ñu fi xasee dugg benn objectif lu ñu am mooy li ñu indi ci commune bi naka luñ ci waxtaanee bu mu mën a dëppoo ay loi ki texte ñu mën ko exécuter fi ñu ko bëgg a exécuter loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ci wax di leen sant bu baax di leen gërëm di wax ci fan yi niiw dinañu wootewaat yeneen daje pour yeggale li des ci liggéey bi mooy les commissions techniques ñu waxtaan si pour xool nuñ ko mën a taxawale ci compétences yooyu yëpp ma wax ak les mêmes les non compétences ak sax des commissions yu bees yoo xam ne dañ koy war a créer ci commune bi yooyu ñu mën ci waxtaan pour taxawal commission yooyu pour liggéey bi mën a commencer ak xëy na li nga xamante mooy délibération yi ñu war a def si fonds de concours ak fonds de dotation yi parce que ñëw na yooyu war nañ ci waxtaan ci investissement bi ci fonctionnement bi pour ñu mën ci def benn délibération pour. kon mu nekkoon bés boo xam ne dañ doon installé kii di jaraaf ju bees gii di Cheikh Gaye foofu ci mairie bu Bokkal ci ay mbooloo mu takku nag lañ ko daal di defee ci ay xumbitel ay woykat yu bari ñu seet leen foofu waaye tam lépp lu jëm ci wàllum caada ñu amloon ko fa waaye tam am di jàmm yi ak militangam ak sympathisant ñoom ñëpp daal di woon ñëw nag teewee bis bi te bis la boo xam ne moom Cheikh Gaye nee na danañ boole seen doole bépp mboolem way politique yu fare ca commune bu Bokkal ngir rek commune gi mën a naat. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.